ko jugé. waaw damaa dégg mu ne xale yi na leen jar damaa dégg ne xale yi ma relance parce que moom bu ñu déggee ci ay kàddoom mooy procès la bëgg la même chose également moom la Adji Sarr bëgg. déet du demeewul noonu ba ñu déparé dafa wax ne du dangu la dem ñu jugé ko dafa ne na xale yi na leen jaral seen bakkan fukk nit ak benn mu jaral leen seen bakkan ñu dee ci donc soo déggee mu wax procès léegi la ko commencé wax waaye bu njëkk waxu ko woon te dama yaakaar ne réew soo si nekkee ngay wut réew mi ngay yeb ak ñëpp ëllëg su fekkoon ne benn doomu àll ba moo jógee ci àll ba mu ñëw ay Guédiawaye ak Pikine mu dem sàcc fa benn xar wala benn bëy dañ koy jàpp dóor ko ñu bet doom tëdd dañ koy yóbbu tribunal ñu jugé ko moom mi bëgg réew mi nag ëllëg war a xam lii loi war a topp loi yi suñ ko jiiñee ne ko yow la Sénégalais yi newuñu moom la mais Adji Sarr moo ne moom la nañ dem devant le juge mu toog jàkkaarloo moom su fekkee ne moo yeey Sénégalais ne ko yaa yeey demal su fekkee ne yeeyul ñu ne ko yow dañ la war a teg li war a teg yëpp mais na leen jaral seen bakkan fukki doomi Sénégalais ak ñeent dee ci fukki yooyu am na si ñoo xam ne tey seen baay wala seen yaay añuñu reeruñu tey ndoguwuñu parce que ka leen ko naroon a wax yàlla yóbbu na bakkanam te su fekkoon ne neewu leen na leen jaral seen bakkan ñu dee ci kon ñooñu duñ ci dee donc nañuy seet doomu aadama ak àqam ñaka dee tey ana kan moo leen di yore ña nga xam ne ñoo doon liggéey nekk ci magasin yooyu ay Auchan yooyu ñu dàq leen man gisoon naa ko am 6 mois koo xam ne liggéeyul man ci la bokkoon ñi nga xam ne ñoom la ñu jël ñu lakk seen ay alal ñooñu kan moo leen koy faj te su fekkoon ne demutoon foofu ci Sweet Beauté ba su fekkoon ne alors waxuteen da leen jëlee seen bakkan kon kenn du fa dee donc dafa am responsabilité historique ci 14 personnes yi nga xam ne dee na fa na dem ñu àtte ko su fekkee ne moom moo set na mu set su fekkee ne dañ ko war a jaarale ci yoon jaarale ko ci yoon mais fii warta am kumba ndey ak kuma amul ndey. et pourtant monsieur le ministre dans cette affaire dàq boobu ngay wax pour def le lien gis nañu ñu dàq koo xamante ne capitaine Touré ci li nga xam ne moom mooy liggéeyam ñu dàq ko jëlee ko fa nga xam ne foofu la nekkoon mais yamul foofu bi mu jógee foofu peut-être mérité woon na une seconde chance pour certains muy dem IAM di fa jàngale ñu dindi loolu encore teg la pression à l'institut privé ba ñu jëlee ko foofu est-ce que c'est nécessaire ñu yegsi woon foofu est-ce que c'est nécessaire ñu yegsi woon foofu quand même koo xamante ne citoyen sénégalais la ñu tere ko pour mu liggéey mais citoyen sénégalais bala ngaa war a jàngale ji da nga war a am autorisation du directeur de l'enseignement supérieur donc mënta jóg rek am na diplôme wala am na leneen bu dem jàngale ji kan nga gis mu jàngale ci privé te amul autorisation donc comment se fait-il que mu jóg IAM di ko jël ensuite IAM dafay bénéficier ay subventions de l'État dafay élèves yi fay nekk dañ am ay bourses de l'État donc alalu l'État la donc capitaine Touré dafa trahir l'État du Sénégal. parce que parmi des milliers de personnes. comment monsieur le ministre a trahi ay ñaar fi lu tolloog ay junne nit war na mal sax xam naa ñaar fi junne nit ñoom ñoo demoon ne dañoo bëgg a nekk gendarme ñu dem def examen bu tar mu génn ci ñeneen ñàkk mu bokk si ñu gañe ñu formé ko jàngal ko yow lan mooy honneur jàngal ko yow responsabilité ban nga war a am pour garder les secrets ban nga war a am pour nga jël enquête au nom de l'État du Sénégal nga waññee ko enquête yooyu ñu ne kii dañ ko jiiñ ne dafa yàqtaan nga war a jël këyit yi di ko génne wala nga di ko ngay woonte ak kooku di waxante ak moom kooku c'est trahir la nation ku ko trahir da nga war a subir donc cette nation là il faut que l'État du Sénégal reste fort. La Constitution monsieur le ministre garantit à tout citoyen le droit mu dem liggéey et la gendarmerie nationale a sorti même un communiqué pour dire que ne ñoom en aucun moment elle n'est ni mêlée de près ni de loin. elle n'est mêlée ni de près ni de loin waaw non en fait pour wax la nation. non la gendarmerie n'est pas mêlée de loin de près. foofu laa la bëgg a wax cela veut dire que est-ce que mérite foofu laa doon bëgg a ñëw je sais que la gendarmerie n'est pas mêlée est-ce que loolu aussi waru woon tax ñu jox ko une seconde chance moo gën ñu ko fay tere. ba ñu koy jël ville de Dakar ci biir Sen TV di liggéey. loi bi nga xam ne mooy garantir liggéeyam bokkul ak ki nekk TFM di liggéey. d'accord moom dem na foofu gendarmerie punir nañ ko def na li nga ko war a def dugg na enseignement supérieur domaine u keneen soo génnee Sénégal dem Guinée mais soo demee loi Guinée moo lay dal. dafa waroon a am autorisation pour mën a exercer ki nga xam ne tam mooy IAM dafa war a sauvegarder les valeurs nationales parce que. IAM ki ko moom. léegi mi ngi ville de Dakar lan nga wax ci loolu balaa may jox maa ngi ñëw li may terminer IAM ki ko moom muy Guirassy. Guirassy baayam c'est une haute personnalité boo xam ne liggéey na ci biir Sénégal. Guirassy nekk un jeune
mu fexe ba distingué wu ci Sénégalais yi comme nii Bougane distingué woo ci Sénégalais yi donc ñoom loolu ñu def ba egg foofu dañoo war a topp loolu jëkkati loolu ba nekk ay royukaayu Sénégal mais waruñu dem jël ñoo xam ne c'était ay contre royukaay lañ ñoo xam ne dañoo def loo xam ne dafa contre nation bi lu bon la ba ñu jàpp leen punir leen ñu bëgg a jël loolu yëkkati ko ca kaw suñ ko defee su ko Bougane defee il sera dans l'erreur su ko Guirassy defee il sera dans l'erreur parce que ñoom ce sont des modèles modèle dafa war a jur modèle mais guy warta jur xetax donc ñoom ñaar dañu war a jur guy mais nii l'un ni l'autre warta guy jur xetax yéen ñi nag ngeen xam ne yéen ngi nekk di liggéey ci lu mel noonu ngeen gis ay jeunes yoo xam ne ils se sont sacrifiés ñu xool seen bàyyi nañ doon liggéeyee démb ñu dem ba am lii da ngeen war a culturer da ngay war a def bu Sénégal am ñoo xam ne dañuy nekk ñoom point de mire ñooy nekk royukaayu réew mi mais bu ñu yàq mukk suñ liggéey te bu leen topp bu leen fexe ba ngeen yàqal leen seen liggéey parce que su fekkee ne da ngeen di jël di ànd ak ñi nga xam ne nekkuñu royukaay liggéey bii ñoom ñu liggéey ko seen kilifa yi liggéey ko da ngeen koy yàq. donc Sénégal nekk Sénégal développé. Impartial, voilà. Je vous rappelle que nous sommes là pour poser des questions. Madame, je suis là pour répondre. waaw boo nee yéen ngeen bañ a jël ñooñu royukaay. non su ma nee yéen rek koo xam ne gis nga ci sa bopp. d'accord yow ci nga bokk ku ci gisul sa bopp jàppal sa njaam boo xam ne bokkoo ci. fekk waaw lay di mel. loo wax ci kii loolu noo wax noonu. dina si dellu si waat léegi incha allah. Merci beaucoup Khady. Monsieur le ministre, on avait parlé de plus en plus de la retrouvaille, les retrouvailles de la grande famille libérale. Est-ce que li ñu faral di gis ni am nga yaakaar ni bis dina ñëw famille bi yëpp regroupé wu? Oui, xam nga suñu nee retrouvaille mooy ñu tàggoo woon. dañoo tasaaroo waat donc ñu tàggoo suñuy àndaat muy sëyu jigéen wala muy leneen dañuy war a toog ñu waxtaan ñu xool loo xam ne suñ ko defee ñoom daañu mën a ànd juboowaat la amoon démb ba ñu yàqu du amaat donc man noonu laa gisee retrouvaille donc su dee da ngay wax retrouvaille nag ci libéraux yi ñi nga xam ne ñoom la Abdoulaye Wade jur. Il est normal que moi je parle des libéraux bien entendu. Voilà, donc il est normal que nit ñi suñu demee suñu xuloo ba à un moment donné aussi ñu toog ñu waxtaanaat mais su fekkee ne nag affaire yi sëy yi dañuy tas wala nit ñi xuloo libéraux yi tàggoo ñu xëy ne leen kaay leen ngeen àndaat kenn ku nekk ñëw bàyyi la nga xam ne moom la jàppoon bon loolu wax wolof la waaye loolu bala ñu ko wax day fekk ñu liggéey ci liy biir donc ànd moom baax na féewaloo baaxul waaye lépp lu ñuy def nañ ko def ci kaw yoon ba kenn ku nekk nga gis sa bopp. mais xam nga fan yi dañu dégg ni parti démocratique sénégalais mi ngi togg benn coalition bu mag pour jàkkaarloog la grande coalition du pouvoir est-ce que loolu finalement du fausser les jeux bi nga xam ne di yaakaaroon nañu léegi ñu retrouver wu parce que dafa mel ni Karim Wade mi ngi ci Qatar dafa mel loolu àndu ci. xam nga c'est légitime que famille ñi des ci Karim Wade su fekkee ni ñoom mënuñu àndaat ak ñi nga xam ne ñoom lañ tàggool ñu former coalition gis nga li doon yoon man waxoon naa Karim Wade depuis 2016 ma ne ko li doon yoon nañu fexe ba fortifié wu xeex dem assemblée nationale am fa majorité ba yow lii ñu la teg yëpp ñu teggi ko waaye fekkee ne Karim nag fa mu nekk mu nga fa yëngatuwul ci dara dugalul loxoom ci dara lu mooy bëgg a bàyyi ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu lijjantil ko te xale yooyu amuñu expérience ndax mag ñi fi nekkoon ñëpp dem nañu amuñu aussi engagement politique boo xam ne loolu dañ ko mën defal Karim kon Karim la mu bëgg du ko mën a am na loo xam ne su ko mag bëggee moo koy wutal boppam donc yaakaar naa ne moom mu former coalition boppam loolu mooy yoon man dama doon Sénégal dañ war a am ay coalition wallu ñu ànd ak Karim ñu ànd ak Abdoulaye Wade ak Pérez ñu former seen coalition bu mag ñi nga xam ne dañu ànd ak ñoom Sonko ñu former seen coalition bu mag ñoom Bougane génne fii seen coalition su ko defee ñu am 5 coalition yoo xam ne yu mag la ñu mën a jàkkaarloo mais li dul yoon mooy sëmbaxaloo boo xam ne kenn ku nekk nga jógee fële mu mel ni supp kànja ëllëg du amal valeur Sénégal yi parce que da ngaa mel rek loolu du yore réew de vision moo ko yore réew dafay am ay bunt yoo xam ne ñu ubbeeku kenn ku nekk nga jaar ci sa bunt bu njëkk ba doon am les socialistes da doon am les communistes da doon am les libéraux peut-être que Sénégal loolu mënu fi am mais Sénégal xam nañu ne fii mu toll nii moo seen Abdoulaye Wade ñi nga xam ne moom lañ juróon moom lay jur moom la meññ ay ñoom
groupe la ñu mag suñ mënee ànd moo gën mais suñ mënta ànd ñoo ña fa des nañu former seen coalition bopp. D'accord.